alhamdulilahi rabbil alamin suma salaatu wasalaam ala rasulillah. ñu jublu ci liggéey bi ñu yéene woon def tey gannaaw bi ñu magu jàkk yi joxe ndigal pour ñu defal leen modération bi tey. ñu ngi leen ci remercier aussi di leen wax ni que ñoom ñoo fi waroon toog tey. at yi fi jàll yëpp gis nañu mag yi ñoo doon jiite modération conférence yi waaye yàlla def na dem nañu ba egg fenn ci mag ñu commencé di jox xale yi pour ñuy leen di wuutu donc ñu ñaanal leen ci li bu baax a baax ndaxte yàgg nañoo def fi liggéey boo xamante ni bu professionnel la yaakaaruñu ñu mën a am expérience boobu pour remplacer leen comme il faut donc ngeen jéggal ñu ci yenn erreur yi mën a am ci gestion conférence yi seen ginnaaw. donc damay commencer présenter ñi nga xamante ni ñoo war a téye waxtaan bi tey. kii ngeen toog sama càmmoñ xam ngeen ko du koo xamante ni léegi dañ koy présenter waat toujours. Oustaz Mor Kébé mu ngi jàngee Université Médine te depuis plus de 20 ans mu ngi yëngatu ci daawa bi, passionné xam-xam di rechercher toujours, di jàngale ci université bi nekk fii Pikine tudd école supérieure des études islamiques, école supérieure africaine des études islamiques. moom dina commencer conférence bi ba heure nodd jot. bu heure nodd jotee ñu taxawal ba julli ba pare. buñ jullee ba pare am nañu ay yeneen intervenant de qualité yoo xamante ne ay techniciens lañu, seen xam-xam màcc ci wàllu technologie. kenn ki Xaadim Thiam, keneen ki Pouy, imam Pouy yàlla dafa def ñaari la boole. Technicien la en même temps ci domaine technologie yi te imam la aussi ci depuis bi muy nekk étudiant. gannaaw loolu am na Babacar Mboup di conférencier aussi bu mag bu ñu xam, moom mooy président ANCA di association pour une nouvelle citoyenneté africaine. moom tamit yàgg na yëngatu ci diine, yàgg bëgg soppi doxalinu nit ñi pour mu gën a dippoo li yàlla bëgg ak li yenente bëgg. donc du ma gën a guddal ko loolu, ma jox Oustaz Mor Kébé mu tàmbali conférence bi. bismillahi rahmaani rahim, alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalim alhakim. allahuma allimna ma yanfauna wanfa'na bima allamtana wa zidna ilma. amma baadu fa assalaamu aleykum wa rahmatullah. li nga xamante ni moom lañ sàkkoon pour ñu waxtaan ci mooy lu jëm ci effet wu nouvelle technologie de communication et d'information yi. léegi loolu nag xëy na buñ ciy wax mbubb bi ñu mën a sol mooy mbubb nit ku yëngatu di jàngat ci lislaam, di xool tamit xew-xewu jamono ak doxinu àdduna yi nga xamante ni bi moom moo fiy juddu di fi feeñ ci ay jumtuwaay ñu koy tuddee ay technologie. impact bi nga xam ne dina ko am ci nit ñi ci suñu société yi. jullit bi moom bu fekkee dafa sukkandiku ci diineem ak ne ko lislaam yaree, naka la war a def ba moytu ngaañ yi nga xam ne mi ngi ci, ba pare nag jël njariñ yi nga xamante ni moo ci nekk. mooy ñaari taxawaay yooyu moom mooy séq jullit bi. mooy lislaam da la wax ne la na nga tëj sa buntu, bul nangoo jël lenn ci li nga xam ne mooy feeñ ci doxinu àdduna. ndax àdduna bi yaak nit ñi yéen a ko bokk, yàlla moo ñu fi indi, santu ñu ne nañ dundal kaw suuf. huwa anshaakum min al ardi wastaamarakum fiha. kon dañuy bokk ci li nga xam ne moom mooy dundal kaw suuf, ndax looloo tax yàlla indi ñu fi. wa id qaala rabbuka lil malaikati inni jaa'ilun fi l ardi xalifa. xilaafatul ard yàlla ci kaw loxo doomu aadama la ko teg, ci kaw nit loxo nit la ko teg. te xilaafatul ard muy nguuru kaw suuf ak yilif kaw suuf nekkul wutu fi yàlla, ndax doomu aadama du wutu yàlla subhanahu wa taala. waaye li borom xam yi wax mooy am na lu fi nekkoon xëy na ci ay mbindeef dem ba seen yàqute bari ñu jóge fi, yàlla indi doomu aadama jiital ko ci kaw suuf, jiital ko ci kaw mbindeef ak bàyyi ma yi fi nekk yépp, mu war a dundal kaw suuf. loolu moo tax yàlla subhanahu wa taala def ak kër-kër ne fi. kër-kër gi fi nekk mooy doomu aadama fu mu toll dafay am soxla ci di gën a avancer ak di gën a jëm ci kanam. mooy lu ñu tuddee amal boobu yàlla da ko def ci doomu aadama. chaque fois day mbébét rek. bu fekkul woon doomu aadama dafa bëri ay ambition di mbébét fu mu toll, kon ni mu war a dundalee kaw suuf du ko mën a dundalee noonu.
loolu kon coobare yàlla subhanahu wa taala la. léegi loolu ci li mu war a tegu mi nga xamante ni mooy fondement bi mu war a tegu pour doomu aadama mën a taxawee rôle boobu ko yàlla jox dëgg-dëgg mooy diine di njub bu jóge ci yàlla. bu tegoo ci njub bu jóge ci yàlla subhanahu wa taala nga xamante ni mooy li nga xam ne mooy alimenté doomu aadama xolam ak xelam ak bakkanam pour mu mën a xam lu baax nekk ci xam njub nekk ci. leneen li ci des yépp ay jumtuwaay la yoo xam ne doomu aadama da koy fàggu ci kéem lu ko xam-xamam di jox ci xam-xam yu ko yàlla subhanahu wa taala tàggatal ci jamono ji. am na luñ ci découvrir agum mais liñ ci xamagul moo ëpp foofu liñ ci xam. xëy na fi mu nekk ni doomu aadama yi surtout ak civilisation bu moderne bi bu occidental bi dafa am benn euphorie bu ñu nekk ndax yëf yi fi mu nekk ni bees na ci ñun beesaay boo xam ni yaakaar nañ ni fi ñu àgg ci xam-xam ci wàllu technologie yeeg yooyu fii rek la ñu war a mën a yem wala mënuñu koo weesu. mais wallahi li yàlla def ci doomu aadama ci lu mu mën a war a mën a xam ak lu mu mën a jariñoo ci jaww ji ci jamono ji kenn xamul fu mu yem liñ ci xamagum lu néew la par rapport ak li nga xamante ni moom moo fi nekk yépp. léegi nag jullit bi bu boobaa nga xamante ni moom mooy ki nangul yàlla subhanahu wa taala jël njub bi jóge ci borom bi subhanahu wa taala nga xam ne fii lay dund ci kaw suuf dundul dunduk malaaka li muy dund mooy dund doomu aadama comme na ko borom bi subhanahu wa taala waxee yonent bi alayhi salatu wasalaam law kaana fi l ardi malaikatun yamshuuna la nazzalna mutmainin la nazzalna alayhim min alsamaai malakan rasulan bu fekkonte ni ci kaw suuf ay malaaka ñoo fi nekk di fi dund kon ki ma leen di yebal ci ñoom ab malaaka lay doon. bu ñëwee lu bari ci ñuy def ak di ko soxla di ko yittewoo moom du ko yittewoo waaye ay doomu aadama fi nekk kon yonentu doomu aadama la fi yàlla yebal. moo tax bi ñuy wax wa qaalu ma li hada rasuli yakulu taama wa yamshi fi l aswaq lawla unzila ilayhi malakun fa yakuna maahu nadira. bi ñuy wax naan lan moo tax yàlla di yebal yonent boo xam ne day ñëw di dox ci ay marché di dox ay soxlaam ak lekk ak naan lu tere woon yàlla yebal yonent boo xam ne malaaka la. yàlla subhanahu wa taala xam le ne doomu aadama moo ñoo fi nekk nit ne ñoom lay yebal ndax bu yebaloon ab malaaka bi imma mu jël forme doomu aadama bu boobaa tamit àtte bi benn lay doon dañ naan doomu aadama la wala mu jël forme bi ko yàlla sàkkee di malaaka boobaa doomu aadama yi dañuy daal di am ngànt ndax dañ naan kii du nit ñun mënuñu koo roy li ñuy bëgg ko li ñuy soxlawu ko. kon wa kaana al insaanu akthara shay'in jadalan doomu aadama dafa bëri werante loolu moo tax kon bu fekkee nit ki moom comprendre na l'islam ak ne ko l'islam yare taxawaayam ci xew-xewu àdduna ak doxinu àdduna ci li ñuy tuddee nouvelle technologie mooy ak ubbeeku da ciy am ci war koo mën a jëfandikoo war cee mën a dugal loxoom waaye bu loolu di am tamit na nekk ci ak yeewu ak bët bu ubbeeku ak xam-xam te bañ a nekk ci loo xam ne da ngay gëmm say bët rek daal na ci sarax bu ko defee nekk koo xam ni mën naa wax ne la ci nekk ci ay ngaañ yépp ak ay lor day daal di dal ci sa kaw nekk ku yomba nax doomu aadama dafa war a ab jullit dafa war a nekk njàccaar warul nekk koo xam day bàyyi ñu nax ko li yàlla waxoon mooy yaa ayyuha alladina amanu xudu xidarakum fanfiru thubatin aw infiru jamian yéen ñi nga xamante ni yéen a gëm yàlla subhanahu wa taala na ngeen di jël seen matuwaay bu leen di nangu seeni noon di leen nax wadda alladina kafaru law taghfuluuna an aslihatikum wa amtiatikum fa yamiluuna alaykum maylatan waxida lii seeni noon di bëgg mooy ngeen am ak càggante ba jëloo leen seeni matuwaay ba ko defee ñu daal di leen di faagaagal léegi bu fekkee jullit xam na loolu kon dafa war a xam ne kon nouvelle technologie yi jëfandikoo ko naam l'islam ubbil na ko ci bunt waaye tamit na jéem a yeewu ci mbir ci li ci njëkk première jéego mooy am ci xam-xam mu nekk jëfandikoo boo xam ne jëfandikoo bu tegu ci kaw xam la xam naka la tëddee xam li ci nekk ci njariñ mu mën koo jariñoo ak li ci nekk ci lor mu mën koo moytandiku ndax l'islam ñaari xam-xam yooyu mooy ci gën a am solo mooy xam lu baax jëfe xam lu bon moytu borom xam dañuy wax ne nit ñi ci loolu dañ cee ëppalante ci xam-xam am na koo xam ni lu baax rek la xamul lu bon kooku soo moytul dinañ ko nax ci lu bon am koo xamante ne lu bon la xamul lu baax kooku ak jëfam lu baax du jàppandi mënut a jëf lu baax ndax boo ko xamul doo ko mën a jëf ñëpp xam-xam ci doomu aadama yi mooy ñi nga xam dañoo boole ñaari xam-xam yi xam lu bon ngir wattandiku ko ak xam lu baax ngir jëfe ko moo tax yàlla ne wa kadhalika nufassilu al ayati wa li tastabina sabilul mujrimin wala wa li tastabina sabilul mujrimin mooy xam yoon wi safaanoog yoon wu baax yàlla dafa bokk ci ay jubluwaayam mu xamal ko ab jullit mu wattandiku ko kon jullit bi bu fekkente ni dafay jànkonte jonjoog waaleykum salaam wa rahmatullah di jonjoog loolu nga xamante ni moom mooy sosu ci àdduna ci ay jumtuwaay yu ñuy jël di ko teg ci loxo doomu aadama yi te mu jàppandi lool ci jamono ci façon boo xamante ni war na tax nit ki taxaw tuuti xalaataat
jëfandikoo bi mu koy jëfandikoo ci ban base la war a tegu. buñ ciy waxtaan nag ci nouvelle technologie yi dañuy gis ne ci wàllu télécommunication la jëm ak informatique ci ñaari domaines yooyu la jëm. léegi man chaque fois lu ma doon wax Ibrahim léegi mooy su may waxtaan ci lu mel noonu li may gën a def mooy pointé sama loxo ci yi nga xamante ni moo ci nekk ci ngaañ mooy ngaañ yi lay gën a faral di moytu di bàyyiloo nit ñi xel que njariñ yi ci nekk ndax njariñ yi daanaka lu ci bëri nit ñi xam nañ ko mais ngaañ yi ci nekk ñàkk bu ko nit ñi ñàkk xam ak ñàkk buñ ci ñàkk bàyyi xel bokk na ci li gën a waral ak càggante jëfandikuwaay bi biñ koy jëfandikoo nekk ci anam boo xamante ni ak moytu ak ragal newu ci amu ci loolu am na lu bari lu muy jur ci suñu tey mën nga wax société yi ay soppeeku yoo ciy gis ci rawatina ci côté ndaw ñi ci seen i xalaatin ci seen i doxalin lu ci bari mën nga wax ne ci jëfandikoo jumtuwaay yooyu ci la jaar. buñ ci dee wax tamit duñ ci mën a wax ci benn niveau ndax ñi koy jëfandikoo bokkuñu. ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo ci njëkk ci ñuy jëfandikoo jumtuwaayu xarale yooyu nga xamante ni moom la ñuy jokkalante suñu biir di ci tamit jàllale ay xam-xam di ci jàllale li ñuy wax information moo xam production bi la wala transmission bi la diffusion bi la waaye tamit jokkaloo bi nga xamante ni jokkalante bi nga xamante ni moom moo ci am jumtuwaayu xarale yooyu ñi koy jëfandikoo mën nga wax ne état yi ak entreprise yi ak tamit ñi nga xamante ni ñooy particulier yi kenn ku ci nekk bu fekkee dañuy wax ci wàllu ngaañ yi ci nekk dañuy wax selon yow sa niveau bu dee ci état yi gis nga léegi li ñuy tuddee cyberguérilla wala cyberguerre yi nga xamante ni état yi léegi dañuy ut daanaka ay soldats yoo xam dañ leen di préparer tàggat leen ci wàllu informatique ak jumtuwaayu xarale yi ba kenn bañ a déstabiliser am réew jaarale ko ci nouvelle technologie yooyu. ndax am na exemple bu ñu ci gisoon ci at yële ci ginnaaw ci lu xewoon diggante Estonie ak Russie Union soviétique wala boog Russie ndax Russie la ñuy wax léegi ñu xëy benn réew ñu daal di koy yàq daanaka complètement économie bi daal di paralyser seen lu bëri ci seen administration ak seen banque yi kenn mënatul a jëfandikoo dara daanaka ci seen i jumtuwaay te fi ñu ko jaaree mooy attaquer seen li nga xamante ne mooy réseau informatique. loolu moo tax kon état yi. comme léegi lu ci bëri ci seen ay données yu ñu yor dañ koo jël def ko ci ay serveur daal di koy numériser pour gën a yombal jumtuwaay bi gis nga tamit ci wàllu banque yi lépp lu laal ci wàllu alal doomu aadama yi daanaka day gën di génn seen loxo ñuy jëfandikoo yeneen jumtuwaay lu mel ne carte yi nga xamante ne moom la ñuy jëfandikoo léegi yooyu yëpp dafay gën a yóbbu nit ñi ci lan ci ñuy gën a sukkandiku ci li ñuy tuddee léegi NTIC yi nga xamante ni daanaka ci numérique bi rek la ñuy sukkandiku mais yi nga xamante ni moom lañ daan jëfandikoo ci wàllu ay papier ak yooyu dafay gën a wàññeeku xëy na ñun suñu état yi xaw nañ am ak yeex ci seen dox ci jëm ci loolu. leneen la ci des tamit mooy ba léegi wàllu piratage tamit muccuñ ci si wàllu données yi nga xamante ni dañ koy yor ñoom entreprise yi des fois surtout lu mel ne banques yi gars yi dañ fay dugg sàcc ay données seen données wu clients yi nga gis dem ci internet bi gis benn banque boo xam dañoo pirater seen système jël seen données wu ñi nga xamante ni bi ñoom ñooy client wu banque bi di ko jaay ci net bi da ngay dem ci internet léegi mën nga jënd carte crédit card maanaam carte crédit mën nga ko jënd ñu jox la données yeeg lépp xëy na doo ko jëndee xaalis bitcoin nga koy jëndee seen bitcoin boobu ñuy jaay ci seen dark net bi moom ngay jëfandikoo pour jënd léegi ay carte crédit yooyu bu ko defee di nga ko mën a jëfandikoo waat ci leneen carte crédit yi day am borom boo xam ne moo ko moom mais dañ la koy jaay ak données yi ci aju yëpp léeg-léeg ci serveur banque yi lañ koy jëlee des fois aussi ci particulier yi lañ koy jëlee ndax particulier yi des fois ni ñuy jëfandikoo yooyu tamit bu teguwul ci benn xam-xam bi facilement gars yi dañ leen di nax di jël seen données yooyu. temps yële si ginnaaw société boobu di Kaspersky defoon nañ ay révélation yoo xam ne yu doy waar la wane ne ñoom gis nañ ci yenn ordinateurs yi ne gars yi dañ ci def ay puces yoo xamante ni dañ ciy mën a connecté wu à distance même bu fekkente ni amul connexion internet pour mën ci dugg récupérer données yi nga xamante ni moo ci nekk. Kaspersky daf waxoon na fi loolu mais ñu bëri bàyyiwuñ ci sax xel mais lu bëri ci ñun tey bu fekkee dañuy ubbi compte ci ñoom ñu ñuy jox ay conditions ci yi nga xamante ne ci la ñuy jëfandikoo seen serveurs yi conditions yi ñuy wax duñ ci bàyyi xel. voilà da ngay ñëw rek ñu coché loola ay mbir nga coché ko daal dina accepté nga conditions yi ñu tijjil la compte Facebook nga jël say photo di fa dugal say vidéo di fa dugal di bind say ñeneen di la bind ngeen nga fay dugal mais li ñuy jël ci yow lépp ci ay information ak laka lañ ciy def ëllëg yow loolu lijjantiwuloo ko sa yoon nekku ci ñu bëri ci ñun yittewoowuñu loolu. beneen bi ci des mooy
lu bari ci ñun ñoom li ñuy xam ci ñun ñun xamuñu ko ñun maanaam lijjantiwuñ ko ñun yaakaar nañ ne rek dañ la defal benn site boo xamante ni réseau la pour nga mën fa di waxtaan ak say xarit jeex na mais mbir mi gën na xóot loolu parce que site yooyu noonu ay sites yu sophistiqué la yoo xam ne ñoom ñoo ko def exprès def li nga xamante ne bi mooy façade bi li ngay gis ci site bi ci kaw mu nekk lu simple boo xoolee ku mel ne Facebook seen système loolu la simplicité la ci seen page yi Google tamit noonu mais ci ginnaaw page yu simple yooyu page yu lewet yooyu ci ginnaaw kii technologie bu diis a diis moom moo nekk ci ginnaaw loolu pour mettre la kii la à l'aise la tuuti ak tamit pour nga xaw a xëy na yaakaar ne fii amul benn danger boo xamante ni mi ngi fi ndax ay page la yoo xam ne yu simple la ñaari case lañ lay defal ne la bindal fii sa tur bindal fii sa mot de passe daal di cliquer mu tijjil la nga bind jeex na amul leneen mais am na lu bari lu nekk ci ginnaaw ci technologie boobu lu bari lay xam ci yow ci loo xamante ni du yow yaa ko wax ndax sa machine bi nga xamante ni yaa ngi ko yor lu bari ci sa dund mi ngi ci léegi bul yaakaar ne site yooyu boo ci connecté woo ci li nga ciy bind rek fa lay yem am na lu bari lu muy mën a xam ci biir machine bi ak ci say activité te waxuloo ko exemple bi ma ci doon faral di joxe mooy seen publicité li ñuy tuddee publicité ciblée yi nga xamante ni dañuy lire say cookies yi nga xam ne machine bi da koy denc ci biir boo connecté woo seen serveur yi lire ko pour mën a xam ban genre publicité lañ lay jox loolu dafay jege trop système spam yi nga xamante ni des fois ay logiciel ñooy nekk ci sa machine di jël sa yenn données ak sa yenn activités yi pour di la mën di yónnee yenn courrier yi li ñu tuddee junk mail mooy courrier non consulté yi léegi kon ñun boo xoolee ñun ñi nga xamante ne ñoo koy jëfandikoo ñun en tant que ay nit nii particulier yi ñun ñoo gën a daanaka exposé wu ci wàll boobu ndax suñu dund dafa am lu bari ndax entreprise yi mën nga wax ne am na fu ñu ci yem mais ñun suñu dund léegi lu ci bari dañ ko jël jóor ko ci biir wala jaxasoo guñ jaxasoo ak mbir mi loolu ci wàllu jëfandikoo bi laay wax maanaam buñ ci dee wax mën nañ ci waxaat tamit ba léegi li nga xamante ni ci wàllu piratage bi ma doon wax sànq ci la jëm ndax lu bari si ñun tey bu ñuy téléchargé ci ay site de téléchargement yi rawat na jeunes yu bari tey amuñu xëy na possibilité wu jënd yenn logiciels yi wala yenn jeux yi dañuy dem ci yenn sites yoo xamante ni site hacker yi la ñu jox la ay crack jox la ay logiciels yoo xamante ni dañ koy jël kii ko piraté ko jox la ko hacké ko jox la ko mooy craqué ko jox la ko pour nga mën ko jëfandikoo gratuitement mais sites yu ci bari boo fa téléchargé dañ lay jox lu ñu tuddee ay backdoor am na ay genre virus yoo xamante ni moom la ñuy dugal ci sa machine virus boobu ñoom ci la ñuy jaar pour mën di dugg ci sa machine voilà virus yooyu ay code la yoo xam ne dafay nekk ci machine bi xëy nit ki mën na ko bañ a gis mais ñoom am nañ logiciel yoo xamante ni buñ ko taalee léegi virus boobu ci la ñuy jaar pour mën di dugg ci machine bi yeneen virus yi am na ci yeneen virus yoo xamante ni dafay ñëw di am ay activité ci machine bi léeg-léeg muy effacer ay données am lu muy téye tamit ci machine bi di planté wu di diis ak yu mel noonu ndax activités yi nga xam da koy def ci biir machine bi mais yi ci gën a garaaw daal mooy yi nga xamante ni bi dañ ciy jaar ñoom pour mën di dugg ci machine bi di jël foofu ay données wala ñuy xam ci li nga xamante mu nga nekk leneen li ci nekkaat mooy machine bi des fois dañ koy zombifier zombification machine mooy dañuy jël machine bi daf ko mu nekk benn zombie boo xam ñoom dañ koy utiliser pour di def yeneen ay mën naa wax ay songu ay attaques yu ñuy def ndax bu ñu bëggee attaquer par exemple lu mel ne FBI wala ñu bëgg a attaquer lu mel ne NSA xam nañ ne bu ñu ko defee gars yi après dañuy remonter attaque bi pour xool ñan ñoo ko def léegi duñ jël seeni machine dem dugg ci seeni serveur directement dañuy ñëw jël machine man mi nekk fii Sénégal kenn ku nekk Djibouti kenn ku nekk Éthiopie kenn ku nekk Madagascar machine yooyu la ñuy jël jox leen ay ndigal ne leen dem leen ngeen def attaque bi ñu làqatu ci ginnaaw ay machine jàmbur machine yooyu ay jàmbur ñoo ko moom yoo xam xamuñ ci dara mais ñoom dañ ko jël piraté ko mooy machine yooyu nga xam ne lañ tuddee ay zombie machine yi bu ñu defee attaque bi foofu lay yem gars yi bu ñu ko remonté dañuy gis ne machine yi ko def du dëgg-dëgg ñi nga xamante ne ñoom ñoo def attaque bi ndax li ci bëri ci dëkk yi ñu koy gis dinañ xam ne lii du ñoom ñoo def attaque yi kon loolu tamit ba léegi dafay nekkaat yoo xamante ne dañ koy def ci machine yi nga xamante ni ñu ngi koy yor mais côté bi nga xamante ne bi moom laa ci xaw a gën a tiit tuuti mooy côté wu suñu dund suñu wàllu vie privée li nga xamante ni tey jafe na trop li nga xam ne moom la ñuy dund ñu nëbb ko beneen bi ci gën a garaaw mooy téléphone portable yi mooy smartphone yi mooy li ñu doon wax sànq ci l'intelligence artificielle ndax loolu moo indi baatu smart bi dañ jël léegi côté li ma waxoon léegi télécommunication bi ak informatique bi booleel la ko ci benn appareil muy smartphone bi léegi smartphone yi mën nga wax ne maanaam lu bari ci suñu dund tey nit mën na koo xam ci ñun ndax nekk bi muy nekk ak ñun fu ñu toll ndax lu bari liñ ciy def ci ay logiciel duñ ko lijjanti li ci njëkk mooy OS bi nga xam ne mooy système d'exploitation bi nga xamante ni moo ci nekk xamuñu trop ñi ñu ko jox bi ci gën a siiw di Android bu Google te Google jënd ko yore ko di ko développer léegi
la ci Google di mën a def ci yow ci kii téléphone bi nga yor ñun lijjantiwuñ ko xamuñu ko mais xamal ni ñoom ñi nga xam ñoo développé système d'exploitation bi am nañ possibilité yu bari ci sa téléphone ci loo xam ni xam nga ko ak xamuloo ko waxuma la ñoom sax mais même application yi ñu ciy téléchargé application yi ci bari booy téléchargé ay Viber wala ay WhatsApp wala ay Telegram dañ naan la te kii bi application bi dafa bëgg am accès ci sa carnet d'adresse dafa bëgg am accès ci sa journal d'appel dafa bëgg am accès ci sa messagerie dafa bëgg am appel ci sa vidéo dafa bëgg am appel ci sa micro li ëpp ci ñun dañ naan d'accord nañ léegi boo ko joxee feu vert mooy kon application bi mu ngi ci téléphone bi yi gën a sensible ci téléphone bi moom mën na faa àgg léegi bu amee accessibilité ci yooyu mooy ñi nga xam ne ñoom moom application bi saa boo connecté woo mën nañoo wax application bi mu déclencher sa vidéo ñu lay gis wala sa micro ñu lay dégg ci loo xam ne yëg nga ko wala yëguloo ko parce que ku nekk xam na ni logiciel yi nga xamante ni ay antivol la ñu koy tuddee ay logiciel la yoo xam mën nga ko def ci téléphone am na ci yoo xam sax logiciel d'espionnage la parce que léeg-léeg nga gis nit ku bëgg a espionner kenn may ko téléphone fekk téléphone bi mu ko may daf ko miné ni mu ko miné mooy daf ci def benn logiciel boo xam ni daf ko ci installé ba pare daal di koy nëbb logiciel bi du feeñ ki ko ci def xam na ni logiciel bi mi ngi ci ni mu ko mën a génnee mooy da ngay tàppee code day def benn code boo xam boo ko tàppee mu soog a génne logiciel bi sinon mën nga xool téléphone bi doo ci gis trace logiciel bi fekk mi ngi ci téléphone bi mais logiciel boobu liggéeyam mooy daal di nekk commencé di la espionner de loin ki la jox téléphone bi dafay yor beneen téléphone boo xamante ni da koy jëfandikoo saa bu ñu la woowee moom mu sonné ci moom mu dégg li ngay wax soo wootee mu def noonu suñ la yónnee message mu yónnee ko ci copie soo yónnee message mu yónnee ko copie su bëggee taal sa micro dina mën a taal sa micro xam fan nga nekk su bëggee taal sa GPS pour localiser la def géolocalisation dina mën a xam fan nga nekk loolu noonu ay nit ñu ngi koy def ci àdduna bi di ko développer logiciel yu mel noonu di ko jaay nit ku bëgg a espionner nit ci téléphone lañ la koy defal téléphone bu rafet bu bees tàq daal di koy tëjaat jox la ko nga jël téléphone bi may ko nit cadeau fekk da nga koo bëgg a espionner kon téléphone portable yi ñu yor ci suñu wàllu dund moom daanaka nëbb ci lu bëri tax nekkatul lu yomb trop mais nit ñu bëri ci ñun laxisme la ñuy demee ci mbir buntu boobu lii yenn experts yi di wax mooy nit ñi chaque fois bu ñu leen yeewee ci yu mel noonu dañ naan man awma lu may nëbb amoo looy nëbb mais loolu wóorul fa mu jëm ak doomu aadama yi wóorul voilà maanaam technologie bi surveillance ak contrôle bi ñu ci contrôler bu ñu jugul fipp wax na dakk dina dem ba day jéggi dayoo voilà dina jéggi dayoo ndax tamit chaque fois surveillance boobu noonu ak contrôle bi ci manipulation la jëm yooyu moom liñ ciy développé ci wàllu surveillance boobu gis nga léegi ak vidéo surveillance yi nga xamante ni système de vidéo surveillance yi nga xam ne léegi mi ngi commencé tas ci suñu dëkk bi yooyu tamit yi tax nit ñi ñuy gën a xam ci li ñu nekk loolu bokkaat na ci ndax ñu ci bëri si ñun ci souci wu sécurité bëgg a sécuriser xëy na seen bien ak yooyu moo leen ciy yóbbu waaye léeg-léeg tamit day nekkaat luy jàppandal ak di yombal pour ñu mën di gën di contrôler di ñu xool ndax bu dee suñu dëkk bi yépp fu nañu def fa ay vidéo te léeg-léeg ay caméra yu intelligente lay doon yoo xamante ni dañuy def reconnaissance faciale mooy bu ñu gisee sax xar kanam rek dañuy mën a xam ne yow la diw maanaam ci biir mbooloo mi mën nañoo xool diw caméra bi xam ne kii diw la caméra bi xàmmee nit ci kanamam voilà reconnaissance faciale boobu dañ koy jëfandikoo même suñu téléphone portable yi bu la neexee sa téléphone nga ne ko bu ma bëggee déverrouiller téléphone bi dama koy teg ni sama kanam bu ma gisee xam ne man la rek daal di ubbeeku voilà téléphone yu bees yi nii am na système boobu mooy kon caméra bi mën na jël ci sa kanam ay traits yoo xam ne xam na ni bokkuloo ko ak keneen boo defee ni bu ko gisee xam ne yow la même si baat sax ci sa baat sa téléphone portable mën nga def de sorte ko bu déggee sa baat xam ne yow la daal di déverrouiller wu voilà naka la mën a xàmmee sa baat ak keneen loolu yu bëri lañ ciy jàngee ci ne ñi développé yooyu kon ñoom am na ci yeneen jëfandikoo yu ñu ko mën a jëfandikoo yoo xam ni weesu na ñun suñu njort ñun yaakaar nañ ne mooy affaire commerce rek la dañ ñuy jaay ñoom daal di lekk seen bénéfice mu jeex mu yem foofu mais déedéet nañu xam ne nouvelle technologie bi ñun luñ ci gën a nelaw mu gën a nekk ay buum yu ñuy takk suñuy baat di ko jox ay nit te xamuñu fuñ ñu jëmale voilà lu bëri su ñun nag loolu jéemuñu ko sax lijjanti beneen bi ci nekkaat tamit mooy côté hardware bi muy côté matériel bi ci boppam bi ñuy jonjool di jonjonte ak moom ci wàllu li nga xamante ni bi mooy lumière bi nga xamante ni ultraviolet bi nga xam ne mooy jóge ci écran yi di dem suñu bët yi di ko yàq sama classe gi yépp nga xamante ne amagoo sax daanaka lu bari ci ay at suñuy bët yàqu na ndax contact bi ñu nekkal contact yi nga xamante ne bi moom mooy écran yi dafay affecté suñu bët yi beneen bi ci des mooy wàllu xel bi muy problème attentionnel bi ñuy wax ci depuis xale yu ndaw yi nga xam ne dañuy nekk fu ñu toll contact ak li nga xam ne mooy écran bi ci gën a garaaw xëy na ci xale yi mooy écran wu téléphone yi mais léegi yenn parents yi sax dañuy jël ay tablette teel ko jox seen doom yi
alors que xamuñ ne loolu dafay sonal xelu xale bi ndax caméra kii écran yi xale yi bu ñu ci dee sëgg bu yàgg boobu ñu ciy sëgg dafa am lu mu bëri lu muy wàññi ci seen xel ci kàttan gu mu amoon ci di mën a jàpp ak di takk surtout bu ñu dee jàng loolu da leen di teel a néewal doole. beneen bi ci desaat tamit mooy wàllu rayon yi nga xamante ne bi moom mooy yi kii yi di émettre appareil yi di émettre ndax appareil yi dañuy yor ay antennes yoo xamante ni connectivité bi lu ci bëri ay rayon la moo xam bluetooth la wala wifi yi ñuy jëfandikoo wala kii yi nga xamante ni bi moom la ñuy jël ci seen antennes yi muy antenne émetteur yi nga xamante ni ñu koy defal ci suñu kaw kër yi te nga xamante ni ci la suñu téléphone portable yi di connecté wu pour mën a am réseau. loolu tamit ba léegi ay scientifique ñu ngi ciy gëstu di xool ndax amul ay jeexital yu muy def ci nit ñi jaxasoo bi nit ñi di jaxasoo moom ba ci sax tàngoor bi nga xam ne mi ngi ci courant bi nekk ci suñu appareil yi ndax téléphone portable yi batterie moo koy doxal loolu courant la loolu noonu nit ki di nekkal contact fu mu toll ndax tamit amul lu muy def parce que gars yi natt nañ ko xool li nga xamante ni moom lay dégager ci énergie boobu noonu ñu natt ko gis ne bu yàggee jonjoo bu muy jonjoog doomu aadama mën na koo indil ay loraange waaye loolu yëpp nit ñi fi mu nekk nii tolluñu ci di ko taxaw di ko lijjanti wala ñu koy gëstu des fois sax boo leen ciy wax dinañ la déglu nii mais neexitu jëfandikoo bi dafa àgg ci ñoom foo xam ni jaral na leen ñu jël risques yi maanaam voilà gisuñu ci ay risques loo xamante ne àgg na ci fu lu tax ñuy moytandiku wala ñuy bàyyi leneen li ci desaat mooy côté contenu bi mooy liy nekk ci biir échange bi ñuy def ak li ñuy consulter ci wàllu information loolu ci ñaari côté la benn côté bi muy côté média yi beneen côté bi mooy lu jëm ci li ñu tuddee internet bu dee média yi li nga xamante ni tey dañ koy gis ci àdduna bi ci média yi fi nekk ay groupe la ay grand groupe la yoo xam ne ay yëpp ay financiers ñooy nekk ci ginnaaw yoo xam ni informer nit ñi soxalu leen voilà informer nit ñi du loolu moo leen yitteel ndax ñu ci bëri sax boo xam ne ñu sax doon sax ay journalistes mais ay boroomi capitaux la ñuy doon créer seen i grand groupe ñooñu li ci ëpp day am ay intérêt yoo xam ne mooy nekk ci seen bopp mooy nekk ci seen kanam intérêt yooyu moom la ñuy défendre nga gis ne ay télé yu bëri ñoom ñoo koy moom te nit ñi sax léeg duñ ci bàyyi xel duñu lijjanti télé bi may seetaan di ci jëlee information kan moo ko moom ñan ñoo nekk ci ginnaaw dëgg-dëgg boo xoolee le politiquement correct ñoom ñoo koy jëmbat ci àdduna bi ci nit ñi mooy chaque fois bu dara xewee dina am benn discours boo xamante ni mooy li ñuy wala opinion boo xam ne opinion officielle bi nga xam moom la ñuy imposer nit ñi doomu aadama yi mooy buñ ne 11 septembre am na dafay am benn wax boo xam ne boo xoolee médias yu mag yooyu yëpp moom lañ ciy wax kenn ci ñoom du ko génn doo gis kenn ci ñoom ci médias yooyu ñëw remettre loolu en question lan moo tax ñoom ñëpp ñuy bokkandoo li ñuy wax voilà loolu lu nit ki war di bàyyi xel la voilà dafa am lu ñuy def ci nit ñi loo xam ne dina dem ba àgg foo xam ni dañuy uniformiser li nga xamante ne bi mooy pensée bi mu nekk benn pensée unique boo xam moom la ñuy imposer ci àdduna bi di jamono ji ñu toll yenn intellectuels yi la politiquement correct lañ koy tuddee mais fi ñu jëm ci àdduna bi muy benn xalaatin moo fi am boo xam nit ki du ko sañ a génn te loolu bu dee fu mel ne Occident la bis bu nekk loolu mi ngi gën di jëm kaw am na benn doxalin bu ñu fa am boo xamante ni tey seen intellectuels yi fa nekk ku ñëw di ko jéem a génn wala ngay ñëw di am yenn laaj yooyu laaj ci système beeg ni muy fonctionner dañ lay commencer di la diaboliser voilà mooy li ngay dégg ñooy ay parti populiste wala ñuy wax naan kii moom antisémite la wala nangam sangam commencé jox la yenn couleur yi daal di lay génn complètement ci système dootuñu la invité ci benn télé gis naa sax benn jour kenn ci benn débat muy dal ci ko benn journaliste bu mag naan ko lu tax ngay continuer di invité diw ak diw ak diw alors que ñooñu dañu feebar seen bopp yi baaxul ay wax yu dof la ñuy wax voilà mooy waroo leen invité comme ñi ngi wax loo xamante ni dëppoowul li nga xam ne lu ñu tuddee le politiquement correct kenn dootu leen invité ti loolu foofu lañ jëm mooy ne médias yi dañuy dem ba accaparer xelu nit ñi ba nga xam ne li nit ñi di xam ak li nit ñi dul xam fi ñuy xool ak fi ñuy jëm lépp ñoom ñoo koy dicté doomu aadama yi nga gis médias yi bu benn xew-xew amee duñ jëm ci wax la ko mais dañ la koy wax selon ñoom seen version bi ñu bëgg li ñu bëgg nga jàpp ko ci ba pare indi la ay soi-disant experts yoo xam ne ñooy ñëw di la ko tojal di la détaillé di la wax yow naka nga war a jàngatee xew-xew bi voilà alors que doomu aadama yi am nañ ay faculté capacité pour mën a ñoom analyser seen bopp xam xew-xew bi nu ñu koy jàngee mais li cëpp dañ lay indil nit koo xam ne moo la koy xalaatalal yow moo lay xalaat ci sa place dicté la ne la lii ak lii ak lii xëy na manipulation yooyu ñun fii suñu médias yi àgguñ ci benn niveau de sophistication bi mais bu dee ci occidentaux yi ñoom àgg nañ ci niveau boo xam ni am nañ ay soi-disant experts yoo xam ni chaque fois ñoom ngay gis ñu ñëw toog seen i costume ak seen i cravate ñëw toog di wax nag ci benn ton bi benn ton bu solennel bi di wax mel ne kuy wax ak ay xale yu ndaw yoo xam ne ñoom li xew mënuñu koo comprendre mënuñu koo jàngatal seen bopp ñuy ñëw di leen wax lii lañ ci war a jëlee lii lañ ci war a def li ci ëpp da ngay gis bu dee jullit ñi lañ jiiñ dara
te comme par hasard nii da ngay gis chaque fois bu benn mbir amee rek nga gis ñu ne attentat am na temps yi gis xoolal fan yi Londres ñu ngi waxati affaire attentat seen premier ministre bu bees bi Theresa May mi ngi convoqué ay élection ñuy lijjanti lu tax mu wax élection yi lu tax mu anticiper élection yi teel attentat am voilà mel na comme attentat yi daal am na lu ñu koy jëfandikoo pour mën di manipuler opinion publique bi. léegi chaque fois yu mel noonu bu amee am na ay soi-disant experts yoo xam ñoom nga gis ci seen télévision yi ñoo fay toog nekk seen plateau yi ñoo koy analyser di ci tirer ay conséquences di wax lii ak lii ak lii ak lii pour nit ñi di ko déglu. loolu xëy na yow jullit bi yeewu ci sa diine mën na bañ a jeexital ci yow waaye xamal ne ñoom seeni nit meluñu noonu seeni nit tëj nañ leen tëj boo xamante ne yooyu ñuy dégg ci seen télé yi dañ koy gëm voilà moo tax lu ci bëri ci nooneel bu ñu am ci jullit yi ak l'islam ak gis-gis bu ñaaw bu ñu am ci lislaam ci yooyu lañ ko jëlee ndax xëy na xamuñu lislaam jonjoowuñu ak jullit yi jànguñu lislaam boo xam ne lislaam bu leer la mais yooyu ñuy dégg foofu noonu ay frustration la def ci ñoom ak tamit ragalloo gum leen ragalloo lislaam ñu jóge ci yaakaar ne jullit moom benn barbar la boo xamante ni foo ko fekk meeg jaaseem ci poche am boo waxee rek bu la jekkoo daal di dagg sa bat ñoom loolu lañ jàppee lislaam li jullit alors que seen médias yi ñoom ñoo leen gëm loolu mel noonu. ak tamit yàq bu ñu yàq xelu nit ñi ci ay caaxaan ak ay foog def ci nit ñi ak doyadi ndax lu ñu gën a toppaloo doomu aadama ay bànneexam doomu aadama di gën a doyadi ndax doomu aadama yàlla subhanahu wa taala ñaari mbir la def mu séq ko li yàlla waxoon ne wa hadaynahunna ci day ni mooy ak nite gi nga xam ne mooy wala qad karramna bani aadam bi yàlla wax nga xam ne ak nite la laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladina amanu wa amilu salihat léegi loolu ak nite moo koy def ci nit nite gi nga xam ne xel mi moo koy xëcc jëmale ko ci côté malaaka bi côté ruuxaaniya bi mais beneen côté bi ci des nga xam moo ko yóbbu ci almadda muy matière boobu nga xam ne moom la ñuy wax ci matérialisme boobu nga xam ne mooy topp bëgg-bëgg bi ak bànneex bi ak bakkan bi rek loolu moo ko yóbbu ci thumma radadnaahu asfala saafiliin in hum illa kal an'aami bal hum adallu sabilan loolu moo koy yóbbu ci mu dem ba doomu aadama àgg ci suufee foo xam ne bàyyi ma sax moo koy tane léegi loolu tamit dañ koy jëmbat ci nit ñi di ko def ci nit ñi ndax médias yi tamit boo gisee caaxaan mi ak fom yi dañ koy def ci nit ñi bu baax a baax rawatina ci ndaw ñi moo xam ci li ñuy tuddee divertissement bi la ci fomeek fecc meek yu mel noonu ñu koy wax showbiz wala nga gis côté cinéma tamit yi ñuy def ci film yeeg yooyu di ci yàq bëgg-bëgg ak xelu ndaw ñi di leen ci ñaax ak di leen ci xërtal ci yoo xamante ne ay xeeti ñaawteef la valeurs yi nga xam ne moo nekkoon ci nit ñi bu njëkkoon daan nekk loo xam ne dina leen téye ba du ñu dépassé yenn limites yi léegi lu ci bëri valeurs yooyu dindi nañ ko ci ñoom voilà bu njëkkoon am na mbañ rus am na jomb am na kersa am na yu bëri yu nekkoon ci nit ñi même bu fekkente nit ki sax xamul trop l'islam am na yenn yu nekkaan ci nit ñi ci jigéen ñi rawatina jigéen yaroon ko ci kersa yaroon ko ci wattandiko yaroon ko ci nangam gis nga léegi yooyu yëpp ñu ngi koy rocc ci ñoom di ko dindi ci ñoom day la daal di inverser léegi tendance bi nga xam ne ak dëgër fit ak wow bët la ñuy def ci xale yi wow bët goo xamante ni yow da ngay sax yéemu da ngay sax waaru lan moo leen àggale ci foofu noonu waaye loolu ay nit ñoo koy togg ci ñoom di ko def ci ñoom di ko jaarale ci yu bari yenn yi ñi leen di wan comme ay xeeti royuwaay ci fecckat yeeg tëggkat yeeg waykat yi xale yi jël leen di leen roy ñu leen di wan bis bu nekk comme ñooñu ay naaru vedette lañ ay star lañ yoo xam ne xale yi ay royuwaay lañ leen def loolu ci li yàq suñu ndaw ñi loolu bokk na ci bu ko defee nga gis ne jariñootuñu leen ci wàllu diine jariñootuñu leen ci wàllu àdduna te fekk ne xëy na njariñ li mënoon na fee nekk léegi foofu contenu bi li ma ciy wax mooy lu mel ne xale yi liñ ciy téléchargé ci ay mbir yoo xam amalu leen njariñ moo xam ay film yu bon la yu baaxul la def ko ci seen appareil yi di ko seetaan wala ay damay bañ a tudd tur bi ci weeru koor dañ nekk lu mel ne pornographie nga xamante ni industrie bu am doole bu généré ay milliards de dollars la ci àdduna bi li ñuy dugal ci internet nga xamante ni xool ko yomb na lool te suñu réew yu mel ne Sénégal du ñu filtrer suñu connexion yi bu dee yenn réew yi dañuy filtrer seen serveurs yi de sorte que day am dañuy yenn page yoo xamante ni boo ko consulter bëgg caa xool mu tëj ko ne la lii ngay bëgg a xool nekkul lu baax voilà mais loolu doon na mën a nekk bu fekkoon réew mi xëy na am na xëy na benn yëg-yëg ak jubluwaay bu ñu amoon mais tey boo ko fi defoon nga dégg léegi commencé organisation de droits de l'homme yi commencé ti jóg naan dañuy xañ ñi seen liberté du yoon site yi ñuy censure lañ koy tuddee ñoom kenn waru ko def voilà te am na réew yu am fulla ci àdduna bi yoo xam ne duñu sax xëy na ay réewu jullit boo demee Asie loolu bëri na fa lu mel ne ay Chine dañ koy def yenn
xëy na kii yoo xamante ni site yoo xamante ni des fois duñ nangu ku ko consulter seen dëkk. li tax mooy imma yàq ndaw ñi yàq seen bopp wala xërtal leen ci lu yàq réew mi muy déstabilisation bi ñuy déstabiliser léegi réew yi di ko jaarale ci lu mel ne ay Facebook ak yooyu. boo xoolee kii yi fi amoon soulèvement yi fi amoon te ñoom ñu koy jox yeneen tur yoo xamante ni ute na tuuti ci dëkku arab yi, mën nga wax lu ci bëri ñu ngi ko toggee ci Facebook lañ ko toggee. voilà ci Facebook lañ ko toggee ba tax na loolu ñi ci yeewu xam ko du ñu nangu trop, parce que wóorul nga yor réew di ko jiite ba noppi Facebook ñëw ëpp la doole ci réew mi. xam nga loolu wóorul, ëllëg Facebook mën na fee bëgg loo xam ne yow du sa njëriñ yow njiitum réew mi, mu nekk problème bu rëy ci yow. waaw moo tax kon teeloon ko contrôler ci ndaw ñi ba mu bañ a àgg ci ñoom fenn fi lu baaxoon la. ndax tey ku bëgg a déstabiliser sa réew day toog fële ci beneen réew tijji ay page am fexe ba ay junni nit ci sénégalais yi par exemple di ko visiter, mu fay publier ay mbir di fa wax ay mbir naan réew mi def nañ fi lii, diw sàcc na nangam, di wax lu ko neex. mën na fay wax loo xam ne mën na merloo nit ñi bañ jug jël ay ngànnaay génn ci mbedd mi te fekk xëy na sax du dëgg. tey ñëpp